jërë ngeen jëf mbokk yi bismillah ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës daañ ko door ak bés wi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu liberté de la presse ci àdduna wërngal këpp fii ci réew bu Sénégal ñu yëngu ci wàllu wi daal nañ koy màggal amal ab sitting ca kanamu ministère de la communication bokk na ci loo xamante ni rek ñu ngi koy ñaawlu maanaam bundu xataal bi nga xam ne ñu ngi koy faral di dund wala boog sax yenn saa yi ñu daal di leen di xupp suñu ay ndaw Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan la ñu fa jëlee. Il faut continuer ce combat pour la liberté de la presse. liñ dul faral di gis la taskatu xabaar yi daf fi xonk wane seen mer di wax nag li nga xamante ni moom mooy li ñuy dund ay jafe-jafe yu bëri yu ci mel ni ay menaces agression ay violence ay conditions yu metti. On va rester libre, encore libre. Nous demandons une seule chose, plus de liberté pour la presse. ñu fii ci réewum Sénégal nag mënuñu woon nangooti li nga xamante ni moo xewoon ci ay bés bile li xewoon ci mars waratul am ci réewum Sénégal ça n'honore pas la démocratie sénégalaise ça n'honore personne ñun ñëpp ñu war a taxaw booloo xeex lu mel noonu te daje yu mel ni war nañ ko amal juróom benn weer yu nekk. il faut que état bi autorité yi ñu jàppale ndaw yi nga xamante ni dañuy liggéey ci këru tasu xibaar yooyu. ndaw reporter yi seen mag yi ak yenn ci ay patron de presse teew ci ndaje mi ñu bëgg nag boole seen i doole waxandoo benn kàddu assainir secteur bi waaye itam xamle kan mooy def lan ñu fexe nag ba joxaat presse bi xar kanamam bi mu war a am. matuñu kan mooy taskatu xibaar ak kan mooy technicien bu yëngu ci wàllu mbirum tasum xibaar te dafa jot ci wàllu woowu ñu delluwaat moom ca boy boy ba. tey unité d'action la dañoo war a ànd wax ak état bi dañoo war a ànd wax ak force yi nga xam ne dañuy nekk di ñu menacer di ñu jaxase kii nga xam ne moom mooy ministre de la culture je lui adresse ce message là le ministre de la culture faalewul la corporation faalewul ñi nga xam ne ñoom ñooy médias yi faalewul journalistes yi. journée mondiale liberté de la presse ñu daal di koy màggale ko nii ci kanamu ministère de la culture ak communication acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk tasum xabaar gi bëgg nag ñu saafara leen seen i jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund. jafe-jafe yi ñuy dund bari na rawatina ci baragu liggéeyukaay yi bokk na ci li nga xam ne moom moo di maanaam précarité ba dayo bi nga xam ne war nañ ko jox way taskatu xibaar yi jox ñu leen ko dañuy faral di liggéey lu ñeel wàllu couverture sanitaire ak itam cotisation sociale itam duñ ko faral du am lu ni mel ay kàddu reporter yu ndaw yi la dénk nañ ko Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. mooy ñaawlu condition de travail ñun li ñuy laajte bëriwul dañ na leen patron de presse nañ respecté li nga xamante ne moo di convention collective ñoom ñoo ko signé ñoom ñoo ne mën nañ ko def te mën na entrer en vigueur à partir de 1er janvier 2019 dañ ne leen rek nañ ko respecté ci kaw loolee sax ci convention collective am na arrêté d'extension maanaam pour wane le caractère contraignant de ce document là donc dañ leen ne nañ jàppale waaye ngir yàlla journalistes yi ñu signé leen ay contrat di leen ñu mën a bénéficier couverture maladie universelle ñu mën a couverture maladie d'assurance ñu mën. ndaw yi li ñuy dund ci rédaction yi saafara la dans boo xoolee ñoom presque dinañu liggéey boo gis ci Sénégal ndaw ñi ñooy dem sur le terrain di def collecte di transmettre information bi mais dara duñu gagné du xaalis du respect du protection sociale du protection assurance du protection santé du protection dans la vie du protection au niveau de carrière donc tey ndaw yi li ñu ñaan mooy patron de presse yi ak nguur bi nañuy respecter mooy accord de presse. mooy ñaawlu condition de travail ñun li. waaye taskati xibaar yooyu nag ni ki tey ci bile bés am nañ jàpp ndaluk ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa société civile ak itam waa CNTS FC authentique bu Baxaw Njong ak itam syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ñoom ñooñu nag la ñu biral moom moo di patron de presse yi ñu daal di gestu waaye taskatu xibaar yi ñu teewlu seen ay kàddu. dama ni tey dañu ñëw ñun waa CNTS FC authentique ma ànd ak sama adjoint Ousmane Diallo ñu ñëw soutenir leen ci xeex bi ngeen di xeex muy xeex bu am solo xeex bu noble muy xeex boo xamee ni wax dëgg yàlla ñun yéen ak ñun benn ngeen ndax ñun dañuy gérer ay travailleurs donc lépp loo xam ni musiba la wala lu mettit la ci yéen mettit yi ngeen di yëg ñun war nañ ci taxaw ndax presse xam ngeen ni mooy troisième maillon bu démocratie ndax
keneen koo xamante ni nag li mu xamle moom moo di nguur bu Sénégal mi ngi wéy di defi jéego lu ñeel kërub tasum xibaar yi di Ousseynou Dieng xam ngeen ne moom mooy directeur bu communication ca ministère de la culture dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. yéen journalistes yi ñëpp xam nañ seen taxawaay ci wàllu pluralisme de l'information et ñëpp xam nañ pluralisme de l'information nu muy suuxalee démocratie li tax ñuy rafetlu maintenant li ministre bi ci boppam wax na ko que nañ def de sorte que ñu baral réforme yi maanaam mi ngi jëm ci entreprise de presse yi fexe ba entreprise de presse yi mën a respecter convention collective derrière état bi dina mettre en place benn fonds d'appui de développement de la presse taxawal nañ ko ba pare pour que fonds boobu jàppale ñi nga xam ne ñi ngi respecter règles yi assainir école de formation yi fexe ba régulation bi mucc ayib moo xam ci média classique yi la moo xam ci rajo ci télévision moo xam ci presse en ligne moo xam ci réseaux sociaux parce que boo xoolee média classique yi dañ daan jëm après ci presse en ligne dem ci réseaux sociaux yi léegi nit ñi ci réseaux sociaux yi la ñuy ñëw di alimenté wu. moom Ousseynou Dieng moom moo nekkoon ganuk info du matin sa diwaan bu Sédhiou itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu tasum xibaar daal nañuy màggal bés bi correspondant régionaux yi nag ñu ngi ñaalu bu baax a baax doxalin wi nga xam ne nag préfet ba fa moom la doxalee ginnaaw bañ ko bëggoon a jébbal la ñu dëxëñ moom préfet boobee nag xam ne rek ne mënut a génn jamono yi dañuy teewlu ay kàdduk Max Eklik Kanfan yi xam ngeen ne moom mooy coordonnateur bu convention des jeunes reporters du Sénégal à Sédhiou ci micro Bakary Konté. tey dañuy nakarlu mbir moom nga xamante ne tey dañoo def suñu sitting dem ba préfecture nangu ñu jëbbal suñu mémorandum bi te dafa di li nga xamante ne koy ñaawlu mémorandum da ngay gën a jàkkaarloo nit ñi ñu lire ce mémorandum ñu wax la suñuy nakar mooy dañoo bëgg lépp li nga xamante ne moom mooy daanaka injustice ñu dakkal ko ci liggéey taskatu xibaar dafa yelloo salaire taskatu xibaar dafa war a nekk ci ay anam yi nga xamante ne dafay tax boo liggéey mu mun ko amal loolu la ñu doon ñaxtu tey wane ko. ñu ndokkal bépp way taskatu xibaar mbokk yi ci bés wi nga xam ne nag moom lañu leen jagleel ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen mu di rek li nga xam ne moom moo di âge retraite bi daal di koy yóbbu ci juróom benn fukki at ak juróom lu ni mel itam di bëgg-bëggu ñi nga xam ne ay syndicaliste lañ te njiit bu réew bu Sénégal daal di leen koy lankal moom Sidya Ndiaye bu fédération générale des travailleurs nag gis ne lu ni mel war nañ ko mën a nangu ndax itam gis nañ ko feneen Matar Dabo bu syndicat bu administration di sàkku rek lu ni mel ñu bañ koo dekk di ko dàbbali saa su nekk ci li nga xam ne moom moo di administration yi dañuy teewlu reportage bu Fat Bintou Konté ak Mohamed Sow Dian. moom moo fi indi woon coowal âge de la retraite bi mu bëgg ñu yóbbu ko ba 65 ans maa ngi ko waxee fee nga xam ne moom la ñuy wax traditionnel cahier de doléance bañ ko doon déposé ci 1er mai bile moom secrétaire général FGTS bi Sidya Ndiaye di xamal ni revendication bi fu leer la ko teg même bu fekkee ne njiitum réew mi dafa ne du fi am. argument yi mu joxe man d'accord ma ci parce que du ñi ngay dem retraite ñoom ñooy libérer place pour jeunes yi am liggéey. loolu il faut mu leer pour man dafa def clin d'œil jeunesse bi rek pour na leen woy ñii dañ bëgg a yóbbu ni 65 ans nekk ay senior war a dem retraite yéen ngeen jël place bi. syndicaliste bi di xam ne nag moo ne de am na certains corps de métier yoo xam ne avantage boobee ñu ngi koy bénéficier alors que d'autres nag dañ leen ko bëgg bañal. si def nañ ko 65 ans pour les corps professionnels magistrats yi def nañ ko 65 ans médecin fan yi passé rek médecins yi chirurgien dentiste pharmaciens yi ñu yóbbu leen 65 ans pour lan ci administration sénégalaise 2 poids 2 mesures man loolu lay laaj. Matar Dabo mi nga xam ne moom moo yor syndicat administration bi nag moom la muy réclamer moom moo di ñu arrêté li nga xam ne moom mooy recyclage retraité yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci administration sénégalaise bi de te moo ne boo xoolee réponse su Macky Sall àndut ak dara ak réalité bi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi de. Monsieur le président de la République lu muy déclaré ne woy mënul yokk l'âge de la retraite à 65 ans mais moom si jëfam yi dañu waroo ak li muy wax parce que mu ngi li muy jëf moo di tey si biir administration ci biir gouvernement ministère département ministériel am na directeur yoo xam ne dem nañ retraite bu yàgg ñu maintenir leen foofu boo demee dans les conseils d'administration des structures étatiques am na ay retraités yu dul jeex yu fay siéger. ñu yokk nag li nga xam ne moom mooy âge de la retraite ba 65 ans mu di demande boo xam ni syndicalistes yi dañoo jàpp ni lu rationnel la maanaam lu tegu yoon la te dinañu xeex ba nu mën koo amal.
Fat Bintou ñenn ñoo xamante ni nag tàmbale wuñu sax nag bay retraité di collectif des enseignants yi nga xam ne am nañ seen i ay lijaasa te itam yënguwuñu ci wàllu wi bu baax a baax na nga xam ne noonu la waree ci atum 2012 ba suñu joon yàllaay tey seen i lim ëpp na ay junni te itam lu ñeel wàllu formation sax nag mu ne suñ ko am ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu ne doy na sëkk amaloon ab sitting foofee nga xam ne moom moo di ca Pastef dañuy teewlu Mamadou Mané kenn la ci ñoom ñu teewlu ko ci micro Maïmouna Ndiaye. ñun il a fallu ñu def suñu conférence à l'issue maintenant de cette conférence la ñu sélectionné 199 enseignants mais bu ñu leen sélectionné ci presque 3000 parce que collecte bi dafa mën a 3000 mais man 3000 ci boppam mënuñu ko wax ñun suñu collecte bi mën nañu dem ba dénommer 3000 enseignants mais am na ñi nga xamante ni xamuñu sax ni ko collecte bi existé na donc ñu nekk ci affaire boobu xamuñu ñaata la état bi moo ci war a jàpp ba léegi sax moment bi may wax ak yow amatul benn liste bu génn ñoom dañuy xaar pour nit ñi bàyyi seen classe yi bàyyi seen élèves yi ñëw taxaw pour doog a wax ñu xool lu xamante ni loolu loo jaadu li nga xamante moo baax ci réew mi ñu def loolu donc vraiment ñu ngi koy ñaawlu te bëgg nañu nag état bi na xam ni formation enseignants yi ça va de l'intérêt de la nation. leneen lu ñuy ñaawlu bokk na rek ñu bàyyi seen ak ñooñ di Alioune Badara Dia moom moomee nag jàngalekat la ca diwaan bu Ndar Géej lu toll ñaari weer mi ngi nii nag ñu daal di koy xañ ngelaw lu féex. ñu wëyal xibaar yi mbokk yi xam ngeen ne nag jooyin ni ki démb ndaw ya ñu ngi doon amal jàmmaarloo seen digganteeg ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way takk der ya jàppaleen ne am na benn góor woo xamante ni nag daal na ci ñàkk bakkanam moom moomee nag am ci lu tollook juróom benn fukki at li ñu xamle moom moo di rek dafa rek daal di noyyi lenn ci ay gaz lacrymogène yoo xamante ni ñu ngi ko fa doon sànni ñu teewlu tënkali ak Aminata Goudiaby. manifestation yi nga xam ni moom moo xewoon démb ci Diohine nag am na ku ci loru góor la gu ay atam war a toll ci juróom benn fukk moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo doon marche démb ngir bëgg Serigne Bara Sène jóge ci seen dëkk ba moom góor gi nag nee ñu malaise la def ñi nga xam ni nag ñoom ñooy ay mbokkam ne dafa def accident vasculaire cérébral loolu nag la ñu xamal ñi nga xam ni moom moo di autorité administrative yi centre de santé bu Fatick bi nga xam ni fa lañ ko indi woon fa la mujjee sax ñàkk bakkanam te ji ci suba nag amel ni calme bi ñëwaan na ci Diohine waaye nag boo fa demee xar kanam gi changé na ndax li nga xam ni moom moo fa xewoon démb ndaxte ay jalu xeer di nga ko gis ci mbedd mi ak itam ay cartouche grenade lacrymogène ci fi nga xam ne nag moo dendeek këru sëriñ bi nga xam ni démb am nañu ko taaloon am nañu fa taxawoon dara desatu fa lu dul doomu taal ak matt moo xam ne dafa lakk ba jeex ñu wax ne nag démb fukki nit ak ñeent amoon nañu ay gaañu-gaañu mu bokk ci juróom benn gendarme waaye nag ay gaañu-gaañu yu yamamaay rek la woon ne ñu itam fanweeri manifestant ak juróom-ñeent yi nga xam ne gendarmerie tegoon na leen loxo mujjee nañ leen libéré démb ci guddi gi ab source nag di ñu xamal ni ndaw yi gannaaw démb dañ doon def marche pacifique mu mujj indi ay jafe-jafe ñoom ñu ni dootuñu fa organiser ti benn marche waaye nag Serigne Bara Sène duñ ko bàyyee noonu ca seen dëkk ba fas yéene nañu ko yóbbu ci yoon ngir mu abal leen Diohine ñu ne nag ki nga xam ni moom moo di Serigne Cheikh Ndigal Sène di papa ci Serigne Bara Sène war naa janook taskatu xibaar yi. Aminata moom Serigne Cheikh Ndigal Sène janoo naa sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy taskatu xibaar yi li mu xamle moom moo di doomam boobee di Serigne Bara Sène dina jóge ca dëkk ba muy ñaaw lu baax li nga xam ne itam moom moo jot a xew ca Diohine ñu teelu kàddu yi nga xam ne daal dina koy biral. waaye yàlla mi nga xam ne moo fi nekk te moo fi nekk ba ila yow mi diin xam na li xew ñun séeréer yi it xamante nañu ci sunu bopp ñun xam nañu li nekk ci biir ñun séeréer yi xam nañu li nekk ci biir waaye duñ ko wax ndax buñ ko waxee defar buy indi yàq lay doon te man defar dong ma tax a jóg lii ma ci leeral nag gannaaw lii li ma ciy teg mooy dama bëgg ñépp xam ne sëñ Cheikh Ndigal Sène doxul ci violence te it ñi ñu bëggoon a jaxaseeg ñun naan chrétien nag jullit loolu amul parce que ñooñu yëpp samay xarit lañ yàlla xam na ko man daal jam laa bëgg jam boobee ma bëgg nag tabax yooyu man daal jam laa bëgg jam lañ fa ñàkk lu mu gat war na ma téeméeri million te ku fa dem xam li ma wax yépp bàyyi naa ko waa Diohine sama doom waxuma Sëñ Bara de mi ko tabax waaye sama doom sax su ma sañoon dootul dugg Diohine ba ila yow mi ji waxuma Sëñ Bara moom waxaale wuñ ko moom lépp bàyyi naa ko waa Diohine lépp ñaareel ba ñi ko def yépp baal naa leen ak àdduna ak alaaxira topp ma kenn dara waaye li ma mën a waat bàyyi nañu lépp ak waa Diohine lañ fa lakk it jégal naa leen ko laajuma ci dara topptuwuma ci dara lii su fekkee mos naa ci wax lu ñaaw maa ngi koy jéglu àdduna
aywa mbokk yi ñu wax ci wàllu tàggat yaram basketball jàppale ne comité directeur bu fédération sénégalaise bu basketball nag daal dina amal ab taxaw seetlu di aw bilan tëralin woo xamante ni gis nañ ne lépp jaar na ci yoon du samay kàddu ki ko xamle nag di njiit la di maître Babacar Ndiaye moom moomee sax li mu xamle moom moo daañu joyantiwaat li nga xam ne moom moo di texte yi ñu daal di koy teewlu ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. réforme yi nga xam ne ni dañ ko war a proposer club yi ñu waxtaan si pour adopter ko point yi ñuy réformer bëri na d'abord léegi président fédération mënatul nekk président club directeur technique national mënul nekk directeur technique national club limitation de mandat bi amul dindi nañ ko léegi secrétaire général aussi dañ bëgg assemblée générale di ko élire mais sur le plan sportif aussi boo xoolee miite yi 2 lañ doon nekk léegi yóbbu nañ ko 3 c'est important yokk aussi xaalis bu ñu doon fay miite di prévoir le prêt avec option d'achat prévoir également. moom maître Babacar Ndiaye woowee nga xam ne nag moom ngeen di gis mu di nag convergence pour la renaissance bu basket sénégalais nag ñoom ñooy ñaawlu yore leen bi nga xam ne nag mi ngi ko jiite ca bopp ba naka noonu itam ñuy sàkku ñu daal di ko fay jëlee xam ngeen ne benn ay bés kese moom moo des ngir ñu amal assemblée générale bi dañuy teewlu tënkali ak Cheikh Sadbou Diarra. amal ñetteeli mandat ñu jàpp ni texte yi nanguwu ko. fu ñu toll ni ci réglementation bi. ñoom ñaari mandat def nañ ko muy 8 ans texte yi dafa ne boo defee ñaari mandat mënatoo ñëw loolu dafa leer. ci gis-gisu CRBS bi li làqatu ci réforme texte yi moo di nes def ba maître Babacar Ndiaye mën a falluwaat. benn canal la boo xam ne ñoo jël en otage basket sénégalais bi chaque été ñu séddoo ay millions yu bari par exemple 2019 rek séddoo nañ lu ëpp 100 millions c'est-à-dire si loolu noonu si boppam lañ bañ mu jeex. te nit nag da ngay gore loo xam ne moo la tënk muy texte jox la yenn sañ-sañ bu la tekkee da ngay dem waaye nga ne déedéet doo dem da nga koy weccoo pour amaat pour toogaat loolu moom mënuñu koo nangu askanu basket bi du ko nangu. RBS bi ne du fi jàll te door na di ci dox ay jéego. semaine dernière dam nañ déposer lettre de protestation au niveau du ministre Matar Ba semaine bi am nañ ay rencontres yu bari yoo xam ne war nañ koo def au niveau. des institutions de ce pays am na kilifa yu bari yu ñu war a recevoir aussi am na les organisations de la société civile yoo xam ne incha allah daañu recevoir ci semaine bi ñu waxtaan ak ñoom pour nga xam ne ñoom dañuy ñëw bokk ci combat bi parce que lii maître Ndiaye di jox wane exemple bu bon la. lii ndorteelu coow la lu nar a dem ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi di ñëw bi fédération jàpp AG bi. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra mbokk yi fii la ñuy jaar daal di buural bi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média man itam ma leen di jox dig daje ëllëg ci waxtu wi dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaa mooy Kocc ci lu mooy loolee itam wa leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ndox bu jàmm.